sant leen gërëm leen bu baax yéen mbokki safoo seen télévision ITV dalee nag jàmm ci xibaar yi bokk na la ca gën a fës ci mbirum politique coowal parrainage ba tey noppeegul gannaaw jongante njiitu réew mi ñu génn bu local bi nag yitteel loolu askan wi rawatina ñenn ñu bokkee ci kujje gi waa société civile ak ñi di constitutionnaliste yi ku ci nekk nag daal di wax sa xalaat ci mbir mi ñenn ñi gis ne parrainage mënta am ci yooyu la local ñi te des nag gis ne bu fekkente ne dañu ko ciy dugal foofu rek ñoo ni ci ay coppiteef yu yees kàllaamay kocc di wolof ñu koy jëfandikoo lu bari ci kërum tasum xibaar yi ndax sax ña ngay sàmmonteeg sarte ca war tontu gi ci biir xibaar yi lañu koy daal di amee tey nataalu bés bi ma nga ñu yóbbu ba ca Tambacounda ca gox bi ñu naan Koccari fekk fa góor gi Ibrahima Amady Sy ay atam nag mi ngi toll ci juróom-ñaar fukki at ak ñaar moom mi lijaasa bi dippee BFM ci at yooyee la ko am xam bu baax lan mooy njëriñu njàng moo tax mu daal di koy wuti ay jafe-jafe nag lay dund foofee looloy ponk yi mbokk yi bu jeexee daañu ci toftal xibaar biti réew bu ngeen taaxir la ñu yaatal ko. salaamaaleykum mbokk yi xibaar yi dañu koy door rek meru ñi di defarkatu mbur yi ñoom nag dañoo bëgg a banque seeni yoxo jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar jëm ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août bi ñu nekk li leen métti mooy nguur gi li mu duggee woon ak ñoom furaas defu ci leen ki nga xamante ne nag mooy Oumar Diallo nekk président comité technique ba ma nga cee àddu moom li mu gis ne jëwriñ gu ñu dénk wàllum njënd ak njaay mi taxaw na ngir andi ay coppiteef ci bërëb yooyee nga xamante ne fa la ñuy nekk Assane Top moo ko woon téléphone. yëg nañ ni que ci boulangerie yi am na une partie boo xam ne dañuy décider ni ñoom dañuy arrêté seen production au pain maanaam ñi ñuy wax rassemblement des boulangers du Sénégal donc du boulanger yëpp ñoo décidé ni dañuy arrêté mais ñooñu ñi nga xam ne dañoo nekk ci RBS ñoom ñoo ne 27 28 et 29 août prochain ñu dañuy arrêté seen production au pain waxuñu grève ñoom arrêt de production la ñu wax li ko waral nag ñoom war nañ leen mën a expliquer ñoom li tax mais ñun ministère du commerce li nga xam ci secteur bi mooy que ni depuis avril ñu ngi liggéey di xool naka la ñuy def secteur boulangerie bi mu mën a tegu ci yoon pour secteur boulangerie bi mën a nekk secteur boo xam ne ni secteur bu organisé la ñetti fànn la ñuy liggéey benn fànn bi dañu liggéey ci farine bi ñaari fànn bi ñu liggéey ci li ñuy wax réglementation secteur boulangerie pour xool ci biir boulangerie yi naka la ñuy def ba kan moo war a nekk boulanger naka la ñuy defaree mburu fan lañ ko war a defaree ku ko war a defar ak kan moo war a livrer mburu bi ñetteelu fànn bi nag mooy mburu bi ñetti fànn yëpp bu ci nekk liggéey nañu ci commission yi am nañ ci ay résultats léegi ñetteelu fànn bi nag mooy prix bi lañu d'accordul ñun ak boulanger yi parce que ñoom boulanger yi surtout waa RBS ñoom li ñu bëgg mooy jëlee mburu bi 150 jëmale ko 175 maanaam prix gramme bi mu dem 0,95 francs alors que ñu commerce dañ ci d'accordul parce que kilifa ministère du commerce bi mu toogee gis situation bi gis résultat travaux yi nga xam ne moom lañ leen andil daf leen ne nañu delluwaat càmbaraat mbir bi parce que base de travail yi moom la bëgg ñu xoolaat ko maanaam benn boulangerie buy liggéey 10 sacs de farine par jour loolu moo ñu boole ak RBS. ñu wutali ca chambre de commerce bu Ndakaaru di kër gu ñu dénk wàllum njënd ak njaay ab kuréel nag bu fa nekk ëmb ñi nga xamante ne ñooy délégué yi ñoo daal di mer ba futt amaloon ndajeek way taskatu xibaar yi ne nañ ko fa nekkoon seen secrétaire général di Ali Mboup duñu nangu benn yoon ñu daal di ko fay andiwaat ñi ñuy joxoñ nag baaraamu tuuma mooy seen jëwrin gi nga xamante ne ci moom la ñu gàllu di jëwrin gi ñu dénk wàllum njënd mekk njaay mi te Aminata Soba Diatta daal di koy jiite ñu gis ne moom nag mooy defi pexe ngir andiwaat ko ci seen bërëb boobee leeral yi dañ ci ànd ak Cheikh Moussa Kane àdduna ci micro Amago Robert Niang. dafa am ay manœuvres yi nga xamante ni dañ koo seetlu au niveau du ministère ak yu demee noonu yu nga xamante ni ginnaaw bi président de la chambre de commerce yóbbee monsieur Mboup à la retraite ñoom dañ ko bëgg a delloo si donc seetlu nañ ni fu mu toll fii personnel chambre de commerce dañ koo sot moo xam au niveau du ministère moo xam au niveau de certaines organisations patronales. seetlu nañ ni fu mu toll fii daanaka dañoo bëgg a saax-saaxee le personnel. tey jii lépp lu fi mën a xew ci chambre de commerce lépp lu fi mën a am ci jafe-jafe nañ xam ne ministre du commerce acte bu mu posé bokk na ci. nit ku am 64 ans ci pays boo xamante ni li ëpp ci nit ñi ils ont moins de 30 ans nga ne ko na dellu siwaat ci kër goo xamante ni am na ñoo xamante ni ñoo gën a mën a taxawee liggéey boobu à la limite vraiment c'est rocambolesque dafa xaw a kéemaane daal ci.
politique junj nañ ko nag ci ndorteelu xibaar yi parrainage coow la ca amoon ci jongante njiitu réew yi ñu génn noppeegul ba tey jile nag ñu dëtmal si lii di élection locale ñenn ci askan wi nag di ci àddu ñi nga xamante ne ñooy kujje gi gis ne parrainage boobee duñu ko nangu benn yoon te it warul sax am ci yile jongante locale waaye constitutionnaliste yi ka ñi di waa société civile gis ne bu ñu ko buggee andi foofu rek ñu def ci ay coppiteef Omar Kane. doxal parrainage ci élection locale yi ñu dëgmal xel mënu ko nangu loolu di kàddu professeur Amsatou Sow Sidibé ci moom loolu njombe bu rëy lay doon. niñ ko utiliser maanaam ne ay 3 millions yi de parrainage yi benn pàcc moo ko moom ñeneen ñi amuñu droit ci dara loolu benn wax ju rëy la bu grave la ñu ne parrainage dafa indi ay pression ndax dañu doon bës xolu nit ñi xelu nit ñi pour ñu dem ci benn pàcc bàyyi ñeneen ñi ñu ne dafa amoon ay coup de pouce dafa am yu ñu doon def pour yombalal parrainage ñenn ñi bàyyi ñeneen ñi mais loolu te boolewuma ci sax li ñuy wax doublon maanaam ñu ne yow bu fekkee ni yow yaa mujjee ñëw yaa ñëw après say parrain am keneen ku ko jëloon doo jàll mais parrainage di lu metti loo xam ne dafa tax ba nga xam ne sénégalais yi la ñu bëggoon tànn seeni njiit defuñu ko ci benn côté pour le moment parrainage nañ ko fi génnee. li Amsatou Sow Sidibé wax daanaka loolu la société civile itam wax loolu mënul nekk. parce que mënuñu dem ci conditions yi ñu demee ci élection locale yi d'abord booy xool texte yi bari na loo xam ne dafa am ay lëndëm ci ni ñuy déposer ku koy saytu ku koy valider boo xoolee également boo xoolee ndëgam 5 candidats rek la ñu amoon difficulté pour contrôler ko élection locale ay liste la bu fekkee ne am nañu 2000 listes tu vois un peu problème yi muy indi donc jaxasoo boobu mu nar a indi eh bien flou bi mu nar a indi jiixi jaaxaa bi mu nar a indi ci askan bi war a parrainer war a voter dañuy jàpp ne dafa laaj lu ko jiitu d'abord balaa ñu siy dem dafa laaj ay moyens parrainage aussi moyens yooyu nekk gu fi buñ ko mënul am conditions yooyu ñu dellu ca ni ñu meloon bu njëkk bañ a indiwaat ay problème parce que élection locale aussi élection proximité la. mënul nekk ci kàddu yenn homme politique yi mënul nekk ci yenn membre société civile yi mënul nekk itam ci ñenn ñoo xam ni seen xel dafa màcc ci wàllum constitution ci ñoom dañu war a xoolaat loi bi. ci élection locale yi parrainage bi par commune la ci commune bu ne la ñuy parrainer boo xoolee te dañu ne entre 0,5% la à 1% ou 1,5% en fonction su ko defee nga xam ni loolu dafay lu tuuti bu ko defee nga xamante ni parrainage ba day yomb bu parrainage bi yomb boo pëccëxoo mën naa am parce que ñëpp mën nañu bëgg a bokk looloo tax ba ni nañuy yokkaat taux bi ba nga xam ni ñëpp duñu mën a bokk beneen bi ci topp mooy aussi nañu def de telle sorte que parrainage bi tey jii nii ni ñu koy contrôler pour les élections locales nañu xool contrôle bi parce que contrôle bi ñu doon def conseil constitutionnel ay nit yu simple la concerné muy élection présidentielle et bii ci gox-goxaan yi la donc contrôle boobu il faut ñu xoolaat ko suñ ko deful techniquement et matériellement du mën a nekk. coow li door ci parrainage yi ñu nar a amal ci élection locale yi di ñëw mu mel ni loi bi faw ñu xoolaat ko walla rekk ñu supprimer ko. Omar Kane ñoom nag seeni xalaat lañu daal di tënk xalaat yooyu nag bokk na ci li ñu dippee parrainage ñu xool naka la ñu koy soppee waaye it li di bulletin unique jëm ci élection locale yi ñu jëm leneen nit loo xamante ne ñoom waa société civile daal di nañ koy tënk ci seen ndaje tey bi mooy lu ñu dippee suffrage direct jëm ci élection locale yooyu maanaam ñii di maire yi ay ñii di askan wi ñoo leen war a fal directement dañu ci daal di déglu mu Ndiaye Cissé moom mooy directeur exécutif bu ONG 3D. Depuis ñetti weer ñu teg ay experts au niveau de notre institution pour xalaat ci point yooyu mu jëm ci parrainage bi ndax dañ koy téye ndax duñ ko téye bu fekkee dañ koy téye yan coppite lañ ci war a indi mu jëm ci lu ñuy wax ni ñuy falee maire yi dafa nekk combat bu Sénégalais yi mus a xeex pour que ni ñuy falee maire yi askan wi di leen faral directement ñu wax ci wàllum bulletin unique gis nañ ne bulletin unique fépp foo xamante ne mu booy xool ci àdduna bi Sénégal ak ñaari dëkk muy Gabon ñoo fi amagul bulletin unique ñoo fi continuer di am bulletin multiple te je crois que Gabon mënoo ko tënkalee Sénégal
te Gabon bariwuñu donc et cetera dafa jàpp ci bulletin unique jot na ci Sénégal ça nous permet même de faire des économies ñun société civile dañu war di anticiper di joxe ay xalaat yoo xamante ne mën na jëmale suñu kanam suñu démocratie looloo waral ñu bind livre bi dinañ ko jox ñi ko war a jot yëpp dinañ ko jox président de la République dinañ ko jox ministre de l'intérieur dinañ ko jox acteurs politiques yi dinañ ko jox waa commission cellulaire parce que day permettre aussi dialogue bi gën a gaaw parce que point yëpp dañ ko aborder en même temps. ñu wax ci leneen ñeel jumtuwaayu xarala yu yees yi bi nag ñu ngi ko dippee intelligence artificielle ñu mun ko faram-fàcce jël xelu nit daal di koy def ci robot wala tax ci machine ngir mu amal liggéey bu nit kookee waroon amal loolee nag ñu gis ne ci réewum Sénégal daanaka doxu fi bu baax donte sax bu ñu gënoon a yëkkati wala jàppale matière yi ci mel ne ay science ci réew mi loolee di intelligence artificielle dina fi gën a ñoŋ te it loolee bu amee dina gën a suqali bu baax réew mi. Cheikh Assane Fall. intelligence artificielle di jéem def loo xam ne nit ki da koy def wala sax ni muy xalaatee ngir jël yenn décision ñu toppandoo ko bi lay définition ki ko joxe doon Jean-Claude Hedin waaye scientifique français bi xalaatam bile sax moom daa méngoo ak science bile xam ne moom lan lay def muy dajale ay techniques yu bëri ndax machine yi mën a am intelligence bu nit ñi am notion wu intelligence artificielle moo ngi juddu ci 1950 kii ko njëkk a taxawal doon ab mathématicien britannique di wuyoo ci turu Alan Turing su fekkee ne àdduna bi yépp nag ñoo ngi xëccoo ngir dem ci IA boobee Sénégal ak Afrique ñoom dafa mel ne dañoo tardé. yéex naa ñëw loolu lu wér la. nekk na mbir moo xam ne waroon nañ koo def lu yàgg ndaxte jamono ji ni mu xëttaloo tey tax na kenn mënut mucc ci yokkutaayu mbir mi ni muy yokkee jamono ji. doole laat matière scientifique yi doon loo xam ne su fekkee def nañ ko dina mën a jàppale Sénégal ak Afrique sax ñu mën a dabe. Il faut revaloriser la science. faaw ñu gën a joxaat xarala yi li ñuy wax science gën ko joxaat gëddëm. Expliquer à la population. gën ko xamle ak ñi nga xam ne ñoo di ndawu Afrique yi. plus utile aujourd'hui. ndaxte doon na loo xamante ni bii saa si tembe lu mënta ñàkk la ngir bu ñu bëggee yegg si yokkute te loolu jàpp naa ni si xamle lay jaaree wala ñu gën leen koo jàngal. aux nombreux défis auxquels on fait face. ab intelligence artificielle boo xam ne su fekkee ne gën nañ koo maîtriser mën na jàppale réew mi ci secteur yu bëri. l'IA. xarale gi ñuy wax intelligence artificielle ni ki yeneen yokkute yu bëree bëri dafay dimbale bu baax a baax ci wàllum yokkute di développement te it mën nañoo dimbale ci wàllum joxim xëy di offre d'emploi ak yu ni demee. de l'agriculture, de la pêche. on peut effectivement. big détails yi ak yeneen xarale yi gën a kawe day doon loo xam ne gën a jàppale ba yokkute gi nga xam ne mën nañ ko bëgg ñu gën cee mën a yegg. une réalité. ca 2018 président Macky Sall ba mu nekkee ca Next Einstein Forum waxoon ne Sénégal dina wut ab supercalculateur boo xam ne dina def 537 teraflop doon ab unité de mesure boo xam ne day tax ñu mën a xool système informatique yi ndax am na dooleem déet objectifu loolee nekkoon taxawal ci même réew ay licence yi master ak i doctorat ci lépp loo xam ne daa jëm ci mbiru intelligence artificielle big data cybersécurité robotique simulation numérique calcul scientifique ak modélisation jëm sax ba ci génétique moléculaire jàppale Sénégal mu mën a teg tànkam bu baax ci yoonu intelligence artificielle boobee. Cheikh Assane Fall junjoon nañ ko ci ndorteelu xibaar yi kàllaamay Kocc di wolof kërum taskatu xibaar yi mboo ëpp na li ñu koy jëfandikoo moo xam jamono ja ñuy joxe xibaar wala lu ëpp ca émission yay daw ca yooyu le kër ca kàllaamay Kocc lay nekk ndax lu ëpp ci askan wi loolee la ñu gën a dégg naxa charte ya ca war ña ngay sàmmonteeg moom tontu gi dañ ci ànd ak Babacar Touré Augustin Mandan. daanaka ñëpp a ko seetlu wala sax di ko nakarlu ni ñuy jëfandikoo làkkub wolof ci sunu këru taskaay xabaar yi am na jafe-jafe ci làkk bi wala sax ci mbind mi yenn baat yi dañu leen faral di yàq li ni mel di am sax jeexital ci xibaar bi ñuy joxe. taskati xabaar yi nu leen neex la ñuy jàllale xibaar yi ci wolof muy ci pulaar muy ci leen dañuy jël nañ ko jotee ci français rek bëgg koo jàllale noonu. te làkk yi ni ñuy doxee du benn muy ci wax ji muy ci mbind finalement du ñu dimbale langue yi parce que ñi leen di seetaan du ñu mën a ci loolu jàngee ci comment nu ñuy bindee baati wolof yi. li la lépp nag li ko waxal lenn la maanaam ñàkk a wax mal wala sax ñàkk a xam li làkkub wolof làmboo. nekk na langue boo xamante ni de nos jours ñu si bëri ci reporter yu ñu ko utiliser
parce que dañoo dem ba français bi yàq li nga xam ne moom mooy langue bi ñu am problème pour utiliser ko donc voilà moo tax yenn saa yi bon dañu am problème pour wax wolof bi convenablement. si jamono yi ñu toll dooleeg làkkub wolof si këru tasukaay xibaar yi lu kenn mënul weddi la li ni mel suñu bëggee mu jëm kanam faw ñu yokk góorgóorlu bi. làkk bi nag moom ñi koy làkk ñoo ko moom ku bëgg a xam nooy waxee mbir da ngay dem ci ñi koy làkk waaw su dee loo xam ne nag lu bees la science moo ko indi amul woon suñu réew ñu dellu ci borom xam-xam ñu tëgg baat yoo xam ne dana mën a méngoog liñ bëgg a wax loolu nag lañ dul def maanaam ñoom dañuy du ñëw si université comme li ngeen def ni suñ ko doon def bis bu jot kon day baax. su weesoo wolof bi daanaka làkki réew mi yëpp la ñuy yàq seeni baat li leen nag tax ba ñenn ñi jàpp ne suñu leen bëggee dooleel faw nu xoolaat nu ñu leen di jëfandikoo. xibaar biti réew ca Cameroun lañu koy daal di dooree ak kii di Maurice Kamto moom nag juróom benn fan ci weerub septembre la ñuy amal ab àtteem ca Libéria juróomi nit bokk na ci doomu ka fa nekkoon njiitu réew moo di Ellen Sirleaf Johnson ñoom nag la ñu daal di teg loxo ci li ñu dippee luubal ca Nigéria ab gouvernement bu yees la ñu fa nemmeeku loolee yëpp nañ ci ànd ak Cheikh Sall. xibaar yi biti réew yi dañ koy doore sa réewum Cameroun foofee nga xam ne juróom benni fan si weeru septembre la ñuy ubbi àtteeb ki nga xam ne moo fa nekkoon opposant bu njëkk si Paul Biya di Maurice Kamto moom dinañ ko àtte ginnaaw bu ñu amalee ay manifestation yoo xamante ni bii ànd na si ak lu toll si téeméer ak juróom fukki parparloom si parti bi nga xam ne moom la ñu nekk àtteem nag dinañ ko ubbi ginnaaw bi nga xamante ni bii tuumal nañ ko ne moom moomee dafa salfaañe li nga xam ne moo di kaaraange réew mi moom ak ay farandoom. réewum Libéria ñeent ñëw nekkoon ay kilifa ci banque centrale ba ñoom la ñu teg loxo boole leen ak doomu ki nga xam ne moo fa nekkoon présidente di Ellen Johnson Sirleaf Sirleaf moomee sax ginnaaw ba dañoo teggi loxo giñ ko tegoon ndaxte dañoo wax ne dafa am wér-dig yaram waaye tamit ñoom ñi teew ñu leen di toppee ne dañoo defar xaalis boo xam ne baaxul lu toll ci fukki milliards suñuy koppar loolee nag nekk ak guuta goo xamante ni bii tax na réew ma nekk ci jaaxle waaye ñoom ñii dinañu wuy ci kanamu yoon. réewum Nigéria Muhammadu Buhari mi nga xam ne tegaat nañ ko ci bopp nguur ga lu ko dalee ci weeru février bi nga xam ne moom la ñu génn mu ngi doog di bëgg a fësal nag ci àllarba ji nga xam ne moom la ñu dëgmal fukk ak ñetti membre yoo xamante ni bii ci gouvernement bi daanaka fukk ak ñeenti yépp bokkoon nañ ci gouvernement bu njëkk ba loolee nag waa dëkk ba di xam ne daanaka gouvernement bi nga xam ne moom la fa tegoon rek moom la fa tegaat Muhammadu Buhari mi nga xam ne am na toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-benni at moom ci boppam daanaka moo bëgg a doxal ministère bi nga xam ne moo yor wàllum pétrole bi ci biir réew mi te moom ci boppam mooy njiitu réew ma Nigéria nag ku ko xam nekk na réew moo xam ne dafa bëri dool ay doomi aadama lu toll ci téeméer ak juróom-ñeent fukki millions yi doomi aadama ñoo fay dund loolee nag wàllu corruption ak li nga xam te ni bii moo di combat ju dox bu baax a baax ba tax li nga xam ne moom la bëgg a def nar a nekk loo xam ne dina fi indi jiixi jaaxa ci geneen wàll ga ñu am problème mu sécurité bu baax a baax ndax waa Boko Haram ñu ngi sa dëkk ba. tàggat yaram mbirum basket lañu koy doore dellu si waat ci koppar yi nga xamante ne gaynde yu basket yi waroon nañu koo job te koppar yooyu ñu duppee ko prime ñi di waa fédération bi nag di ci àndee ay leeral la gis ne gaynde yu jigéen ñi jot nañ seeni koppar ba pare ñetta desoon ñooñu góor ñi te ñooñee ci bëccëgu tey bi ñu ngi leen doon xaar ngir jox leen seeni koppar laata ñuy dem ca Chine ca championnat du monde ya fay am kii di El Hadji Sarr moom la ñuy daal di déglu. li amoon mooy dañu waroon fay prime jigéen ñi d'abord démb ensuite tey ñu xëy fay prime comment dirais-je góor ñi avant ñu permettre équipe bi mën a décoller démb fay nañu jigéen ñi ñoom ñëpp li ñu leen ameloon 10 millions yi leen chef de l'État jagleeloon plus prime de match yi donc xale yi seen regroupement jeex nañ ñibbi nañ seen kër góor ñi aussi xaalis bi ministre bi mobilisé na ko démb jagleel nañu ko aussi ñu jot ko bu soobee yàlla nii dinañu jot seen xaalis balaa ñuy dem Chine. yegsi nañu ci nataalu bés bi ñàngu du wees loole nag góor gi Amadou Sy xam na ko bu baax ay atam mi ngi toll ci juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar caat yooyee sax ci la amee lijaase bi ñu dippee BFM ma nga dëkkee ca diwaanu Tambacounda ca gox bi nga xamante ne moom la ñu dippee Kotiari moom nag ca gox boobee mu dëkk benn podom bu jigéen képp la fa am waaye mi ngi janoo la kii jafe-jafe yi yan démbatim moo ñu demaloon foofee ca Tamba. lijaasa bi di BFM suñ ko jàppee ci taarixu réew mi mënees nañu wax ne góor gi
ca juróom-ñaar fukki at ak ñaar la ko am loole dina des ci doxalin ak pàttaliku ci biir réew mi waaye itam naka la ko amee mu doonoon mëbëtam dëgg. dama doon déposer candidature pour am bac série L2 ci école privée Yettala ci Amadou Kadia 2017 ñoom ñu rejeté 2018 me présenté ñu rejeté bon 2019 nag ma ne kon bàyyi rek ma tenté ma defaraat BFM su ma ko defee admis muy ma am attestation pour mun a présenter baccalauréat série L2. bëggu caayam dey ndaxte xalaatam xelam ma ngay xelli leneen mu gis ne tam loore rek faw rek mu daal di koy uti. bac bi su yàlla àndee ma am remplir condition pour déposer dina déposer en 2020. cosaanoo ca Kotiari gox boo xamanteel diggam ak Tambacounda ay kilomètres yu bari daan ko daw ca yoon wa dem ca Goudiri gox boobe nag dem fa jafe-jafe dëgg la te tam góor ga ma ngay fàttaliku la ka daloon doon metit yóbbee ko lii tey. su fekkee ne dañu wàkkante dégg am naa ko woon quoi mais ñoom ñu def ma deuxième tour quoi même deuxième tour ñu saboté quoi waaw mooy loolu moo tax ma dem tugal mooy France c'était en 1968 l'année de la grande grève de 68. cosaanoo ca Balla moom itam dundam mosut doon loo xamante rek dafa yomb ay jafe-jafe bëri ca lool. bi ma ñëwee ma bëgg delluwaat France bi ma ko waxee suma mbokk yi ñoom nag il n'était pas chaud à propos loolu moo tax ma toog nii quoi. naam sax jafe-jafe yi ñi ngay gën di bëri taxut rek mu xàddi ci yoon woo xamanteel moom la daal di jaar gis na ne lépp rek doomu aadama la mën a dal te wëyal ay mëbëtam di ci xaar yàlla loole lu ko amal solo la. jàng daal du wees jàng ni ñu ko waxee jàng du wees mooy noonu quoi puisque sama diplôme boobu ma passé ko lycée Vanvo ma réussir quoi d'office du deuxième tour d'office la. njàng du wees foofee ca Kotiari la xibaaru marax yi di daal di buuree des leen di ñu teewlu 19h45 Mamadou Ibra Kane dina ñëw andi leen xibaar yi ci nasaraan laata loolu nag ngeen am xibaar yu jëm ci wàllum jaww ji jaa ngeen jëf.